entité bu nekk côté bu nekk rek am na ñoo xamante ni corrompre na leen ba ñooñ di ko liggéeyal wax naa leen ko am na ci côté këru diine yi communicateurs traditionnels yi journalistes yi mbër yi anciens joueurs yi les chanteurs mooy les musiciens fu ne rek dem na fa corrompre fa ay nit pour ñu koy jàppale lu mu def ñu ne baax na lu mu def ñu cautionné ce qui n'est pas du tout normal kon D-Média li leen dal ni mooy seen ligne éditoriale ñoom dañoo préféré nekk ci côté askan wi te defe naa ne loolu moo gën a wóor parce que le peuple est souverain te peuple bi moo fi nekk ba faw te peuple bi mooy fal moo teg Macky Sall fu mu toog ñi jiitu Macky Sall peuple ba leen tegoon foofu comme defe naa ne képp koo xamante ni da nga nekk au service du peuple moo gën a wóor ngay dem di ànd ak koo xamante ni dafay teg sénégalais yi ay naqar di leen teg ay métit di leen teg ay coono lu mu def nga ne baax na loolu c'est injuste kon fi ngeen teg seen tànk conseil bi ma leen di jox mooy ngeen continuer ko ngeen teg ko foofu te xam ne foofu la li gën a wóor mooy ànd ak askan wi parce que askan wi dafa sonn askan wi ñoom toujours ñoom ñooy payer les pots cassés ba ci gis ngeen facture électricité yi ñu yokk chaque jour ñu wax leen ne état bi kenn du ci yëg facture bu cher ndax ñun ñoo leen teg fu ñu toog ba pare di leen dundal jox leen oto jox leen carburant jox leen logement suñuy tukki ñu jox leen frais de voyage loolu yëpp ci xaalis sénégalais yi lay jógee ko kenn du ci fay courant ci seen ministère yi ak seen bureau yi ñoom ñëpp ñu ngi taal seen climatiseurs yi comme nu mu leen neexee di def di n'importe quoi seen kër yi façon matériel bu nekk mu ngi fa parce que ñoom ñoo nekk ci état bi moo tax ñuy doxalee noonu léegi nag sénégalais lambda bi nga xamante ni dafay taqale di jóg di daanu amut liggéey bu wóor amul xëy bu wóor bu assuré suñu parents yi nga xamante ni ay retraité lañ te seen retraite amul doole ay 15 000 francs ak 30 000 la ñuy fayee ko ñooñu ñoo yëg hausse électricité bi. Sen TV nag nekk télé boo xamante ni moom il préfère mu nekk ci côté askan wi ànd ak askan wi ci seen naqar yooyu noonu ak ci seen métit yooyu noonu ñu singali ko def répression ci kawam jiiñ ko loo xamante ni teguwul fenn te yeneen télé yi ba léegi ñu ngi koy def dañoo defoon waa Sénéra dañoo waxoon ne benn produit éclaircissant kenn dootu ko publicité ci te pourtant am na télé yoo xamante ni ñoom respecté wuñ ko te ba léegi ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem muy TFM da ngay seetaan di gis ñuy publicité ay xeesal ba léegi ay produits yoo xam ne day xeesal c'est parce que Youssou Ndour moom TFM te Youssou Ndour il est avec Macky Sall moo tax Bougane Gueye Dany n'est pas avec Macky Sall loolu moo tax yat bi ñëw dal ko su ko RTS defoon tamit dara du leen ci fekk waaye Walfadjri ak Sen TV ku ko ci def yat bi dafay ñëw dal sa kaw te loolu nag jaaduwul gis nga réew bu ñu bëggee mu jaar yoon dañuy yemale ñëpp nit tamit boo jiitee réew da ngay nekk président de tous les Sénégalais comme Sénégal Macky Sall il devait être le président de tous les Sénégalais parce que loolu moo tax ñu fal ko waaye faluñ ko pour muy am ñu muy àndal ak ñu dul àndal faluñ ko pour ku ko contre mu dal sa kaw jaay la doole faluñ ko pour ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñoom rek ñoom ñooy am jàmm te lu leen neex def te du mujj fenn kon Bougane Gueye Dany notre frère notre compatriote ñu ngi lay encourager bu baax di bokk ak yow naqar bi la dal parce que dafa métti yore entreprise di fay ay impôt di fay courant di fay ndox employé ay nit di leen fay ak yeneen yoo xamante ni dafa nekk ci entreprise chômage bi bari lool Sénégal état bi waroon na jox ndaw yi xëy waaye xëy boobu mu leen waroon a jox sax mënul satisfaire besoin boobu noonu mu ñëw di réduire li nga xamante ni moom mooy emploi des jeunes bi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy un jeune sénégalais di Bougane Gueye Dany moom participer na ci mu jël leen yóbbu leen chômage loolu lu ñaaw la defe naa ne état su jàppalewul ki nga xamante ni dafay xeex chômage waru ko xeex te Bougane Gueye il est sur la bonne voie
sa ligne éditoriale bu ko mas a wàcc tegul fu nga tegu li ci nekk nag yépp xam nañ ko li waral intimidation bi yépp xam nañ ko mooy ne jour bi nga xamante ni Macky Sall dafa def message à la nation bi mu paree dafa def face à la presse léegi dañoo bëggoon a jënd temps d'antenne ci Sen TV nga xam ne moment boobu kenn du wax ci heure boobu noonu ku dul Macky Sall nga xam ne débat contradictoire yi doon am yëpp dañuy bëgg du am su ko defee ñu ne état bi moo jënd temps d'antenne yi Macky Sall rek mooy wax parce que en général chaque année noonu la daan demee loolu tradition la télévision bu nekk rajo bu nekk da ngay dem uti sa ay consultants invité ay politiciens wala ngay invité ñoo xam ne ay économistes wala leneen ak leneen ñu ñëw toog wala ay opposants su président bi dafay discours à la nation yoon ba pare ñoom ñu ñëw décortiquer ko def seen ay analyse xool nu ñu ko gisee ñoom léegi nag loolu lañ bëggoon a masquer pour loolu bañ a am ñu ne léegi dañuy jënd temps d'antenne ci télévision yëpp ci moment boobu ñoom ñëpp dañ koy jël def ko en direct ba pare seen journalistes yi dem léegi nag ñu proposer ko des médias fekk ñoom ils préfèrent jël président Ousmane Sonko mu analyser leen discours Macky Sall joxe ci xalaatam su ko defee ñoom ñëpp ñu waxtaan ci réew noonu lay mel il faut contradiction di am unanimité kenn mënu kaa am nit mën a wax ne ñëpp dañuy ànd ak yow ñëpp dañu lay bëgg loolu c'est impossible yàlla mi bind ñëpp sax am na ñoo xam ne gëmuñ ko te dañ ko contre yonent bi même chose donc Macky lu mu war a def ci boppam bi mooy dafa war a am ñoo xamante ni duñ ànd ak moom duñ bokk ak moom gis-gis àdduna bi noonu lay tëddee avant muy judd noonu lay tëddee te noonu lay tëddee ba àdduna di tukki loolu la war a xam c'est ça qu'il doit savoir président Macky Sall léegi nag Sen TV bañ na ñoom duñu jaay seen temps d'antenne ñoom Ousmane Sonko la ñuy invité te programmé nañ ko ba pare léegi ñu jàpp na nag ñoom dañoo war a utiliser force utiliser doole pour sanctionner leen parce que dañ leen a bañ a jaay seen temps d'antenne ñu daal leen coller motif daal di fermer seen télévision bi ak seen rajo beeg seen journal beeg yëpp pendant 7 jours loolu dafa ñaaw dans une démocratie comme le Sénégal dafa ñaaw liberté dafa war a am ku nekk fu la neex ngay far ba pare koo manti doon ci àdduna bi dangaa war a nangu ay nit di la contre léegi nag ñoom lu ñu jàpp mooy ne Pape Alé Niang moom toujours day bëgg rek di inviter Ousmane Sonko rek pour di contre Macky Sall fekk demeewul noonu te Pape Alé Niang leeral na ko nee na Idrissa Seck la njëkk a waxal na ko pour mu ñëw Idi gàntu mu wax ak Khalifa Sall gàntu léegi mu invité Sonko moom d'accord na léegi day ñëw parce que c'est un opposant il fait que son rôle te engagement bi mu am mooy changer système bu fi nekk kon kooku nekkul opposant boo xamante ni dañ koy invité ci ay débat muy daw débat lépp loo xamante ni pour leeralal askan wi la wala fépp foo xamante ni bu fa ñëwee dina mën a informer sénégalais yi teg lépp ci yoon mais daf koy def te gis nañ ne moom rek fu mu nekk nii moo fay def rôle opposant mooy Ousmane Sonko léegi nag ñu jàpp ne Pape Alé Niang moom dafa ànd ak Ousmane Sonko affaire bi tombé la rek Pape Alé Niang nekk na 2STV invité Ousmane Sonko ci 31 décembre 2018 El Hadj Ndiaye dàq ko parce que El Hadj Ndiaye Macky Sall la faral moom nëbbu ko sax moom El Hadj Ndiaye dàq ko léegi mu jógee fa dem Sen TV affaire bi reproduire tombé mooy waral ay gaaf mais moom leeral na ko nekkul ne moom moo bëgg di inviter Sonko toujours mais Sonko moo fa sës moo tax Sonko moo fa sës parce que oo na Idrissa Seck mu décliné mu oo Khalifa Sall mu décliné mais du oo Sonko mais ñooy potentiel adversaire u Macky Sall yi mais c'est normal
mais ñoom jàpp nañ ne Pape Alé Niang dafa contre Macky Sall parce que chronique yi muy def mais dëgg rek lay wax dafa nekk koo xamante ni dafa ñeme dëgg rek Sénégal nag dëgg moo fa neexul sooy wax dëgg yow yaay am problème naa fekk yi toujours ñoom ñooy am jàmm loolu moo yàq réew ma. kon daal encore une fois Bougane Gueye Dany voilà di courage ak sa groupe bi yépp donc ligne éditoriale bi ngeen nekkoon daal tegu leen foofu léegi ñu ñëw ci Macky Sall ak bi mu jàkkaaroog taskatu xibaar yi bi ma gën a neex ci question yi mooy bu Babacar Fall bi parce que Aliou Diarra moo ko njëkk a posé question ne ko lan moo tax ñuy interdire ay marche ci instant bi ñu nekk ci Sénégal te ñu wax ne Sénégal c'est un pays de démocratie mu wax ne loolu waruñ ko nangu parce que dafa am zone yoo xamante ni kenn du fa marche mosu leen gis ci àdduna bi ci benn dëkk ñuy dem di marche devant le palais ba pare justifier interdiction marche bi ñu doon interdire ci alentouru palais bi comme place de l'Indépendance ak ay boulevard de la République ak ay Sandaga ak yooyu te pourtant loolu noonu moom dafa waroon a am gàcce sax pour toog di ko wax xam nga lu tax moom mer gàddoom bi mu ngi ci internet bi VAR bi chaque jour gars yi génnal ko VAR bi mu jël mer gàddu gi bokk ko nii ne day dem fanaani foofu parce que kenn amul droit di ko interdire ne ko dangaa war a bañ a marché ji place de l'Indépendance wala Sandaga wala place Soweto wala feneen moom moo ko waxoon di kaas ci arrêté Ousmane Ngom bi loolu la tontu Aliou Diarra ba pare moom toujours rek moom dafay ngandlu di wane ne moom il est le président de la République voilà même ni muy waxee sax du wax ak respect quoi du wax tamit ak humilité man gisuma loolu ci moom du wax sax ak humilité maanaam day wax nga gis benn nit ku yëg boppam day wax nga gis benn nit koo xam ne nawloowul sax ay moromu oppose politicien yam ñu bokkal langue gi mu ne way palais bi kenn waru faa ñëw naan da ngay marche parce que am na ay garde yu fa nekk voilà garde présidentielle bi boo fa ñëwee ñoom dañuy taxaw foofu noonu pour sécuriser palais bi voilà soo ko defee dañ lay jàpp pour man warul woon waxee noonu en tant que chef de l'État parce que il est le président de tous les Sénégalais man dama jàpp ne Sénégalais bu juumee sax président bi war na ko mën a jéggal mais moom dafa wane ne carrément loxoom dafa dugg ci arrestation wu Guy Marius Sagna bi ak otage wu Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna fu mu nekk nii c'est un otage politique dañ ko jàpp te teguñ ko ci yoon pour man moom en tant que njiitu réew le père de la nation waroon na considérer Guy Marius Sagna comme doomam comme ni mu def partisans yi bokk ak moom parti waa APR yi ak ni mu def ñoom Aliou Sall di wane ne moom Aliou Sall rakkam la te république xamul rakk xamul doom xamul yaay ba bañ jiiñee Aliou Sall 600 millions yi 600 milliards yi wala 6000 milliards yi autant pour moi dafa génn ci discours solennel muy Korité gannaaw bi mu jullee grande mosquée ba pare défendre ko ni nga défendre Aliou Sall ak ni nga wanee ne Aliou Sall sa rakk la yéen a bokk ndey ak baay en tant que président de la république waroon nga xoolee Guy Marius Sagna bët yooyu pour man monsieur le président même Guy Marius Sagna lu mu def bu ko waratoon def même bu juumee pour man clémence waroon na am jéggale jarul jàpp tëj kaso mais moom mayul Guy Marius Sagna dara moom dafa wane ne carrément moom dafa ànd ci nu ñu def Guy Marius Sagna te moom moo santaane loolu moom toujours dafay wane boppam lu xew rek da ci wane boppam ne lii moom moo nekk derrière tout ça te loolu dafa ñaaw président da ngay jéggale di jëlale am yërmande ci sa askan parce que askan boobu noonu yow bi nga soxlaa réew mi dangaa nekk di leen tarbiyu lu nekk nga def ko pour ñu jox la réew mi ñu jox la réew mi ngay jàpp askan boobu jox la réew mi di leen duma parce que ànduñoo ak yow ci ni ngay doxalee te c'est normal monsieur le président ñëpp mënuñoo ànd ak yow ñëpp mënuñoo bokk ak yow gis-gis
wax naa leen ko sànq ne leen yàlla du ñëpp sax yàlla dañoo gëm yàlla am na ñoo xam ne gëmuñ yàlla. léegi Babacar Fall ñëwaat ne ko da ngaa wax ne kenn du manifester ci buntu palais ne ko ah kay noonu la ko Babacar Fall waxee. Babacar Fall nag li mu fàtte sax li mu ci fàttee cabaxal daf ko waroon wax ne ko États-Unis gis nañ États-Unis nit ñaa ngi marché devant le palais am na benn jigéen boo xamante ni ma nga fa yore pancarte am yàgg na fa ça fait des années mu ngi fa toog. Babacar Fall loolu ci fàttee yokk léegi ne ko est-ce que ci jamono ji ñu toll 2019 est-ce que c'est normal ñuy jàpp nit parce que daf doon marche devant le palais dugal ko kaso xañ ko feetu Noël est-ce que c'est normal monsieur le président fekk Babacar Fall daf ko njëkk a laaj ci je pense affaire agriculture xaw ma électricité léegi mu tontu ci boobu ba pare ne ko nag bële tontu naa ci ba pare du ma si ñëwaat parce que Babacar Fall daf ko daaj amul dara lu muy tontu foofu parce que moom wane na ne carrément moom moo wax ne nañ yar Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna dafa xamadi soit opposant la ko jàppee wala mu jàppee ko un militant d'Ousmane Sonko ak lu mu manti doon Guy Marius Sagna doomi Sénégal la ak lu mu manti doon Guy Marius Sagna dafa am droit am lu ko naqari li ko constitution bi may mu wàcc mu exercer loolu noonu même si loolu bu ci juumee def ci erreur seen président war na ko mën a baale parce que fii gis nañ fii ñoo xamante ni def nañ lu gën a garaaw fuuf te ñu ngi taxawaalu ci mbedd yi parce que ñoom moom lañ àndal moo tax lan moo tax 2 poids 2 mesures boobu noonu ci Sénégal lan moo waral loolu moo tax kon Macky Sall yaakaar gu tas la Macky Sall moom à chaque fois buy wax rek day fëgg dënnam Aliou Diarra ñëwaat wax ak moom ci 3e mandat bi ne ko lan moo tax 3e mandat bi yow président nanguwoo ci wax lu leer mu ne ndax li ma ci waxoon daaw ak ren dafa am lu ci changé Aliou Diarra na ko mais waxal lu leer rek oui ou non mu ne du ma wax oui du ma wax non mais loolu lan lay nuru sama mbokk yi may seetaan sama mbokk sénégalais mais yow constitution bi daf ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ñu voté ko yàggul dara en 2016 mars 2016 constitution bi ne le mandat présidentiel est de 5 ans et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs yow nag nga nekk ci sa 2e mandat mais man su ma ñëwee su fekkoon chaque jour ma laaj la ko sax yow mais du ma ko bii mooy sama dernier mandat mais loolu lan la lay wàññi loolu kañ am benn problème yow dañ laa laaj ndax di nga am 3e mandat wala doo ko am yow amoo ci droit loolu kañ jarul ay àggaguñ foofu nag mais amoo ci droit jarul àggaguñ fa constitution bi moo ne yow mënoo am ñaari mandat yu teglante nga xam ko yow président nga jàkkaaroog Sénégalais yëpp di waxtaan ak ñoom ñëpp di la seetaan journaliste yi di la laaj di la ci interpeller mais leeralal mu leer nañ affaire bi jeex mais dafa war a jeex nga ne ko Aliou Diarra man maa ko waxoon te loolu mu ngi ci constitution bi man loolu mënuma ci dara bii nii mooy sama 2e et dernier mandat man pare na mais loolu c'est simple kon waa ji acte yu muy posé yëpp mooy ne kii narul jàmm kii dafa bëgg a def 3e mandat parce que dafay sonder Sénégalais yi façon sonde bu nekk nag def na ko affaire bi di jàll lu nekk def na ko indi na fi teg fi parrainage mu forcé ko mu jàll changé na code électoral bi forcé mu jàll def ay interdiction de marche dara fekk ko ci léegi nag lu mu bëgg mooy lépp lu Ablaye Wade defoon échec ci rek fépp fu Ablaye Wade échoué woon moom day ñëw nee na pour réussir ko mais si dernier mandat bi nag loolu dina ko essayer 3e mandat bi billaahi wallahi tallahi maa ngi leen koy wax ngeen bind ci téere Macky dina briguer 3e mandat parce que acte yi muy posé yëpp loolu la yow imaginez ñi ànd ak moom ñaar ñoo ci waxoon ne Macky Sall ne peut pas avoir
un troisième mandat mu dàq leen muy Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté Bougazelli wax ko dara dalu ko moom après yàlla sax moo ko àtteeg ñun sénégalais yi suñu àq dal ko moom ndax comme traître la daf ñu yoon jéem a trahir yàlla àtte na ko ak ñun bañ jàpp ko ci ay faux billets tëj ko ci kaso bi kooku moom kaayam féetee na boor moom yàlla jugé nañu ak moom d'abord ba pare. léegi am beneen waaye bu ñuy wax Moundiaye Rahma jëkkëru Mariama Sarr ministre nekk responsable politique ak Kaolack moom it taxaw jël rajo yi wax ne Macky Sall day am troisième mandat par force ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñ dara dalu leen kenn waxu leen dara léegi képp ku wax ne Macky mënta am troisième mandat mu dagg sa bopp ba léegi dafa terroriser ñëpp fu mu nekk nii ñëpp a ragal képp ku bokk ci moom muy allié yam yeeg waa partem bi ñu nekk ci gouvernement bi kenn ñemewut a wax waxu troisième mandat ku ko wax mu dàq la mais loolu lan lay nuru loolu mais du ma am troisième mandat moo gën a yomb loolu yëpp kon nag sénégalais yéen tamit bu leen kenn nax ku leen wax ne Macky Sall du laaj troisième mandat da leen di nax gis nga nit toujours fu ñu koy xam fu ñuy xamee lan la nar a def mooy ci ay actam li olof di wax naan ku wal mburu tudd dëkk maanaam nit ki lépp lu muy def rek am na benn jubluwaay bu tax muy def loolu noonu acte mi posé yëpp loolu la bëgg même si pression premier ministre bi nii poste premier ministre bi loolu moo tax troisième mandat bi moo tax parce que dafa bëgg bu ñu demee ba àgg foofu day draguer sénégalais yi nii bu ñu demee ba àgg foofu mu ne waaw gis nga man supprimé woon naa sax poste premier ministre bi fu mu nekk nii man kenn rek maa yore réew mi di ko doxal pendant 5 ans léegi su ko defee ñu ne Macky Sall moom rek moo doon liggéey moo doon def lépp moo nekkoon président nekk chef du gouvernement su ko defee ñu ne su soxlaa troisième mandat yii non sa waay kon gëree la nañ ko jox troisième mandat bi kon moo gën te constitution bi dina ko laal de billaahi wallahi tallahi dina laalaat constitution bi bàyyi leen ci xel bu baax a baax dina def ni Abdoulaye Wade defoon da koy yóbbu assemblée nationale ci majorité bi moom dara saf ko waa ji fu mu nekk ni nguur gi du ko bàyyi parewul pour bàyyi nguur gi te loolu ñun ñëpp dañ préparé loolu gis nga nit da ngay respecter sa kàddu loo xas ba wax ah da nga koy def même bu la ci dee naroon a fekk te moom même bu fekkoon daf ko wax nii rek da cee amul droit parce que constitution bi moo tiim ñëpp mooy charte nday réew mi constitution bi moo féetee kaw loi yi féetee kaw arrêté yi féetee kaw décret yi moo tax ñu tuddee ko charte nday réew mi même moom su ko bëggoon ah loolu mënta nekk mënta am troisième mandat parce que loolu sénégalais yi ñoo ko voté dañ ko voté dafa légitime référendum la ñu bind ko mu leer naññ amu ci benn droit moo tax heure buñ ko laajee na ko monsieur le président ndax da loolu sax dafa waratoon a am xam nga lu tax question boobu noonu toujours ñu koy soulever mooy ne moom moo posé acte yi wane ne bëgg na troisième mandat moo tax toujours ñu koy laaj mais troisième mandat bi waratoon na sax nekk débat instant bi nii parce que dafa leer constitution bi àtte nañu ba pare kenn mënta am plus de 2 mandats loolu kañ leer na nañ léegi nag bu eboo ñu préparé ko bu baax a baax fas yéene jàmmaarloo ak moom lu nekk teg nañu ko nag ñu nangu ko sénégalais yi nag nañu waxante dëgg teg nañu fi lu nekk ñu nangu ko indi na fi parrainage ñu nangu ko waxoon na ne 5 ans lay def 7 ans ñu nangu ko tëj na fi Khalifa Sall jaay ko doole ñu nangu ko jël na fi Karim Wade tëj ko exilé ñu nangu jël na suñu ay carte d'identité def ci 52 milliards te ñu bëri jotuñ seen carte d'identité ñu bëri mënuñoo voté am droit ci vote ñu xañ la sa vote mu recalé ay candidats tànn ay candidature am sàcc élection yi des élections mal organisées ànd ak ay juge am ñoom Demba Kandji ñu préfabriquer ko ay résultats dóoral ko 58%. loolu yëpp def na ko dara fekk ko ci léegi nag daf ñu doon natt nag daf na ñii ay tapet lañ ñii loo leen teg ñu tegoo ko mu yokk courant bi defuñ dara moo tax nag mu am fit naratoon def 3e mandat bi de bu njëkk ba
parce que xamul woon nu mu demee moom constitution bi moom moo ko proposé bu bees bii nii 2016 moom moo ko voté lu nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs moom moo ko voté lu parce que boobu amagul woon fit mais après dafa toog di poser ay acte di def li ko neex di def ay rapport de force muy jàll léegi nag mu dem ba ñeme nag xam na ne nguur gi fu mu nekk nii jeex na ba pare lu ko desee bëriwul nee na nag léegi du ma waxati ci sax ci ay waxu troisième mandat dafa bëgg a waxeet la bëgg a def léegi daf ñoo ñeme nag fu mu nekk nii ba pare parce que daf ñu yàggat natt xam nga li ñuy wax naan bukki bu yabee waxambaane rek ci doxin bala xam nga loolu kenn ñi mu ko def France kenn ñi mu ko def États-Unis xel xalaatul loolu dëkk yu ñu dandal ay Bénin ak ay Mali Mauritanie sax dépassé nañ yooyu ay affaire troisième mandat amatu fa. Abdou Aziz bu Mauritanie 2 mandats la def dem te coup d'état la toogee ci nguur gi Sidi Cheikh Abdoulaye la coup d'état Sidi Cheikh Abdoulaye moom mooy nekk le premier président mauritanien élu démocratiquement c'était la première fois mais li ko mooy ñëpp ay ñoom Ould Taya ak ñëpp coup d'état la ñu yéegee ci nguur gi ay Mohamed Val te xoolal léegi ñoom organiser nañ seen affaire léegi xoolal ku nekk da ngay ñëw def sa ñaari 5 ans dem sa yoon Abdou Aziz c'est un militaire mu accéder ci pouvoir bi par un coup d'état il est accédé au pouvoir par un coup d'état léegi def na ñaari mandat yam dem jox xaritam Mali Amadou Toumane Touré ñaari mandat la def Moussa Traoré ñaari mandat la def Oussoufou Mali fële Niger kooku ñaari mandat la def bii mooy dernier mandat yam te coow loolu noonu jubul sax foofu instant bi ñetti dëkk rek ci Afrique de l'Ouest la ñuy dégg ay affaire troisième mandat Guinée Sénégal ak Côte d'Ivoire parce que c'est des traîtres ñi ko jiite Alassane Ouattara ak Alpha Condé ak Macky Sall mais Bénin yaayu boni ñaari mandat la def dem Talon ñëw remplacer ko Patrice Talon jarbaatam te Burkina Faso tamit ci dynamique boobu lañ nekk mais lan moo tax ñun Sénégal toujours rek ñuy nangoo ñàkk fayda ba ku ñëw rek yàpp ñu président bu ñëw ñu def la yàlla am sa complexe te ñun ñoo la jël teg la ci kaw ba pare ñëwaat di la yéemaat pour lan loolu moo tax nag pour mu fuuy dafay yomb pour mu yàpp ñu dafay yomb pour mu xeeb ñu dafay yomb parce que nit ñi dañuy ñëw di sukk siir di raam di jébbalu mel ni moom mooy buur bi wala mooy sëriñ bi ñun ñooy ay taalibe te dafa am loo xam gis nga nit bu ñemee rek dañ ko dee nit bu ñemee dañ ko dee xam nga lu tax gis nga li ñu koy waxal nii yëpp dafa am ay nit ñoo xamante ni ñooy nekk ci nopp yi des personnes influentes ay nit ñu am solo ci Sénégal ay nit ñoo xamante ni nit ñi dañ leen a respecté jox leen cër te gëmuñ dara lu dul nguur lañ gëm ñu ci bëri ñoo koy wax naan ko doo moroomu sénégalais yi yow da nga fay war a nekk sax ba faw waaw parce que yow Sénégal yaa ko mën a defar yaa baax ci sénégalais yi yooyu la ñuy def ci nopp bi fu mu nekk nii mooy naa fekk yi rek nga xam ne gëmuñ dara président bu ñëw yow la ñuy àndal léegi nag ñoom ñoo ko bëgg a dugal ko ba mu dugg ci kàmb gi rek ñu jàmbuwaat ko dem gis nga ñi ko wër nii ñëpp tey transhumants yi ko wër yëpp mu jox leen ay poste même gars yi nga xam ne dafa àndoon ak ñoom di traverser le désert gis nga bés bu demee ba laaj 3e mandat ba dugg ci kàmb gi ñooñu ñoo koy njëkk a jàmb ñooñu ñoo koy njëkk a jàmb laa la wax ni te buñ dof loo billaahi dina laaj 3e mandat même su jëloon Sénégal defar ko ba mu mel ni Dubaï wala ba mu mel ni Paris wala ba mu mel ni Manhattan constitution bi moo ne kenn warta am lu ëpp ñaari mandat mais loolu jeex na nekk le meilleur président de tous les temps na ko nekk Obama man waruma sax tudd ay Obama di tudd ay Macky Sall damaa xam ne Amérique loolu kenn xalaatu fa sax wax ay waxu ay 3e mandat ak yooyu dama bëggoon a wax rek ne Obama soo jëloon daggatu baaraamam bii sax
moo dàq liggéey Macky Sall laa la wax te ñoon dañuy def seen ñaari mandat dem seen yoon mais imaginez yow boo toogee ci nguur gi rek ne yow doo dem lan moo tax africains yi mel noonu quoi te pourtant réew yu bari sax ñu ngi jéem a changer nguur dafa neex bu neexee mooy ne da ngay sàcc xaalis si réew mi yàgg sa xarit yi ak sa jabar ak say ay doom loolu moo tax nguur gi neex ak kuy toog ci nguur bëgg si éterniser wu mooy ne yow xanaa yow nguur gi dafa neex ci yow mais man pour man sax nguur dafa war a métti nga ne su ma nekkee président dama sonn liggéey bi dafa métti gars yi pression yi ñu may teg man kañ ñàkkamti naa sama ñaari mandat yi jeex sax ba ma dem mais François Hollande benn mandat la def am droit defaat beneen mandat ne bàyyi na parce que dafa promettre woon français yi ne leen chômage bi daf koy réduire taux de chômage bi léegi mënu ko mu gore ne man du ma nekk candidat ci élection yi di ñëw bàyyi na dem yoonam léegi lan moo tax ñun Sénégal mérité wuñ ay nit ñu mel noonu pourtant mérité nañ am un grand homme comme Mandela ak ñeneen mérité nañ ko léegi nag des na si ñu ñuy tànnee nañ bàyyi di tànn ci yaama neex nañ bàyyi di tànn ci naafeq Sénégal fekk bëgguñ dëgg jiital dëgg di ànd ak nit ñi ci dëgg billahi wallahi tallahi réew mi du jëm kanam te Macky li ko dal nii lu tax mu bew nii yëg boppam nii di dof lu ko neex nii xam nga lan moo ko may ni mu amee nguur gi moo yomb xam nga ni mu amee nguur gi dafa yomb parce que moom Abdoulaye Wade la nekkaloon di liggéey ak Wade occupé na fa poste bu nekk ministre de l'énergie ministre de l'intérieur premier ministre président de l'Assemblée nationale mu jógee fa am ak Abdoulaye Wade problème créé parti am en 2008 2012 mu ñëw gagné facilement dajul dara loolu moo tax mu bew léegi nag dañ koy gëmloo ne ko non yow ci li nga def kenn mësu ko fee def mooy seytaane yi ma leen di wax rek ñi ñuy tuddee ay communicateurs traditionnels ak ay soi-disant sëriñ ak ay soi-disant partisans ak transhumants yu bon yi les naafeq de transhumants là genre yooyu rek ñoo koy jay naan ko non monsieur le président yow doo moroomu gars yi yow li nga fi def kenn mosu kaa def Sénégal yow yaay premier sénégalais boo xam da nga ñëw créer sa parti rek dem élection pour une première fois rek nga gagné te ki nga fi jëlee sax kooku ponkal la muy Ablaye Wade non yow moom Sénégal yow li nga fi def kenn defu ko fi doo moroomu gars yi léegi nag bu ko defee muy glorifié wu nag naan nii di ngandlu di fëgg dënn gisoo bi muy wax ci bi ñu koy laaj ci affaire ay accident yu bëri yeeg yooyu bi muy wax mu ngi wax naan am na réew yoo xamante ni dañuy def ay permis à point soo defee yenn infraction yi ñu wàññi sa point soo fekkee da ngay dawal te amoo permis mu ne ñu tëj la ci kaso gi boo gisee ni mu waxee tëj la ci kaso gi nga moo lay wóor ne kii moom dafa yàkkamti affaire yi kaso moom dafa bëgg kaso moom jàpp ni tëj ci kaso moom dafa mel ni comme jël ndox nii rek naan quoi moom dafa bëgg tëj nit kaso boo gisee ni mu waxee affaire bi naan waaw soo dawalee te amoon permis ñu jàpp la tëj la ci kaso gi bon mais waa ji dafa bew de dafa yëg boppam te nag li waral loolu mooy sénégalais yi ñooy tax nit ñi di bew yow sénégalais yi ba ci seen woykat yeeg acteuru cinéma yi nii duñu acteuru cinéma sax mooy ñiy joué ay seen sketch yooyu noonu mooy téléfilm yi ñooñu rek ku ci commencé am ñetti nit ñu la oo naan la danga maa neex rek da ngay bew commencé yëg sa bopp ku ci génn télé sax di présenter benn émission nit ñi commencé le oo naan maa ngi lay béggee waaw danga ma neex nii rek nga commencé yëg ci mbagg ci deretu sénégalais la nekk gaaw a yëg sa bopp gaaw a bew xam nga lan moo koy waral mooy ne nit ñi ñooy tax nga mel noonu ñoo lay jay gëm loola na la yow am na nit ñoo xam ne sax yow yaa leen gën te pourtant inna akramakum inda allahi atqaakum kenn gënul kenn
mais Sénégal ngay gis affaire supériorité quoi man maay doomi diw man maay kii mooy sama papa kii mooy sama lii wala man maay sëtu sëriñ bii. am na famille religieuse yoo xam ne boo fa bokkee sax sant Mbàkke wala Ñas wala si wala beneen sax da ngay jàpp ne yow ñi sant Gajaga ak Dumb ya sax yow yaa leen gën quoi yooyu ñëw ñu xaale la leen waaw may leen kii sëtu diw yegsi na may leen ko xajal leen ko mu jàll sëtu nii yooyu amul ay si dëkk Europe bi foofu ñëpp a yem. Amérique même chose inégalité pour lan yàlla moo bind nit ñi ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ragal ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. mais Sénégal moom ci affaire sant la ñuy xoolee ay kii affaire supériorité kii sëtu diw la mbàkke la mooy sëtu sëñ diw wala mooy sëtu ñeseen bii nii wala mooy sëtu siyeen bi léegi daal bu ñëwee moom ci kaw lay toog ak âge bi ak nu mu mënti toll su amee 12 ans sax paa yi toog ci suuf ñu ne parce que sëtu diw la même bu jàngul sax amul xam-xam amul dara bu ñëwee ci benn jàkk tey fekk fa ñu ko dàq jàng laa la wax ñu ne sëñ bi yegg si na may leen ko mu jiite te pourtant affaire bi du loolu al ilmu huwa al imam al ilmu huwa al imam xam-xam mooy njiit. léegi nag loolu dafa bëri Sénégal nag ci côté yépp mooy côté nguur gi côté këru diine yi côté woykat yi ñuy jouer théâtre ku ci commencé nekk dara rek da ngay jàpp ne yow yaa gën nit ñi ba ci ay xeebante ci ay affaire takkante sax da ciy feeñ ay affaire caste ay kii géwél la kii géer la kii man sama maam buur la woon man sëtu buur nangam laa xam nga kii naan sëtu buur nangam xam nga yow fàtte sax da ngay fàtte sax na yow bés dina ñëw comme li yàlla wax ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra da nga fàtte ne bés yow dina ñëw nga dee ñu boole sa tànk yi nii ak sa loxo yi takk jël perkaal lëmës gas dugal ci biir dool peel yi suul la sax yi ñëw lekk la kon ana gën gi foofu ana gën loo gënee nit ñi lan moo tax comme nit ñi ni ñuy mel comme ay ñoom Macky Sall nii seen arrogance bi ñu nekkee ak ñu ñu àndal parce que sénégalais yi ñoo mel noonu ñoom ñoo bëgg loolu ñoom ñoo ñàkk fayda bëgg xeeb seen bopp ci kanamu nit ñi xam nga di def ay soumission nit ki mooy ministre bi wala mooy président bi da ngay ñëw rek commencé wàccee sa bopp rabaisser sa bopp quoi mel ni yow doo dara moo tax nag après ñoom dañuy yëg seen bopp nit boo koy jay naan ko yaa fi nekk doo moromu gaay li nga fi def kenn defu ko mais day yëg boppam mais su fekkee ne chaque jour da nga koy critiquer du mën a yëg boppam moo tax Macky Sall il n'accepte pas les critiques du ko mën a nangu parce que ñi ko wër dañ koy gëmloo sax ne ko bul déglu ñii parce que ñi dañ laa bañ fi nga toog lañ bëgg a toog dañ laa iñaanee nguur gi ba sax du mën a déglu sax nit ñi pour xam moom erreur yi muy def loolu c'est très grave si suñ jikkoo la nag ñun Sénégal nañ waxante dëgg nag gis nga réew bu nekk njiit buñ mérité moom la ñuy am inna allaha la yughayyiru ma bi xawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim gis nga nit du yàlla mooy jógee ko ci kaw wàcc di ñu changer suñ jikko yi de suñ jikko yi ñu ñoo koy changer suñ jikko yi dafa bon mooy dañoo naafeq dañoo ragal wax dëgg dañoo bëgg ay complexe ay doomi aadama dañoo bëgg fal nit ba pare ëlbatikuwaat nekkaat jaamam di ko tarbiyu parce que yore na nguur yore na alal te yooyu yëpp dafa éphémère loolu day jeex fii ñu fi yoroon nguur yëpp am doole même avant yonent bi di judd ñoom Firawna ak ay Kanaan xam nga buur yooyu yëpp dee nañ ñëpp fàtte nañ leen am na ñoo xam ne sax kenn xamu leen ñu ñëwaat ci suñu àdduna bi ñu nekk jamono jii nii ana président dictateur yi gënoon a mag ci Afrique ay Bokassa ay Mobutu deewuñ te ñoom ñëpp avant ñuy dee mujj gu ñaaw lañ am mujj gu ñaaw ñun dañuy dem ba suñ gëm-gëm gu ñuy oote sax dafa mel ni affaire yu naafeq la maanaam
yow croyant dëgg du doxalee comme ñun ni ñuy doxalee ñun Sénégal tubaab bi ñoom ñu si bëri sax duñu ay croyant am na ñoo xam ne gëmuñ dara mais ñoom ñoo ñu gën a honnête ñoo ñu gën a honnête léegi malhonnêteté bi nekk fële nag ci réew ma day dem ba feeñ ci lépp ci secteur yëpp lay feeñ moo tax yàlla na nag njiit yi ngeen yelloo rek ak yi ngeen mérité njiit yooyu laa leen di boole tant que yéen a ngi yore jikko yu bon yooyu noonu ñooñu rek ngeen di àndal parce que ñi ñuy jiite ils sont issus de nous ci ñun lañ jógee mooy ñu doon saw ci mbedd yi mooy ñu doon naan boisson ba pare sànni ci mbedd mi dangay xool tey jii benn ministre tey wala benn directeur général bu ñu ko falee nekkul ne moom moo ko mérité de dañ koy fal parce que moom ci parti bi la bokk moom partisan la te président bi dañ ko fal ne ko yow tu es le président de tous les Sénégalais mais buy tànn ministre wala buy tànn ay directeurs généraux buy nommé ay poste quoi civil et militaire nag ay xaritam lay jël tànn leen teg leen fa léegi su ko defee nag bu ñu tànnee benn directeur général wala benn ministre rek su ko defee seen kër boo demee fekk nga ñu def fa bâche bu ngand nag bëngoo maa ni ñëw tëggkat sabari ñëw tëggkat tamay ñëw ñu ne ko sa ndey moo liggéey lii nii quoi te pourtant am na ñeneen ñu gën a mérité poste yooyu noonu xanaa ñooñu seen ndey liggéeyuñ ñoom duñ sax xam ne poste bi dañ la ko jox parce que yow politicien nga moo tax poste politique la rémunération la dañ lay rémunérer te pourtant dégg naa instant bi Togo ak Bénin boo nekkee président de la République am na yenn poste directeur yoo xamante ni yenn direction yoo xamante ni comme lu ci mel ni ay impôts et domaines ak yeneen appel candidature lay nekk ku nekk da ngay ñëw déposer sa CV ñu tànn amul yow yaay partisan wu njiiti réew mi wala dara l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lañ koy def amut loolu kon déjà Togo ak Bénin raw nañ ñu ci côté boobu kon ñun kan mooy jël exemple ci Sénégal laay laaj ci bonne gouvernance ak transparence dem leen ci sous-région bi yëpp ba mu daj du ngeen toog mukk ba gis benn plateau télévisé débat politique am fa ñu jël exemple de la démocratie au Sénégal wala de la bonne gouvernance amul billahi wallahi tallahi ñun buñ demee ba ay Cap Vert di ñu raw ci ay bonne gouvernance Cap Vert laa la wax sànq bi may lim yeneen dëkk yi sax dama fàttee tudd Cap Vert ñoom it ku nekk xoolal problème ay troisième mandat ak ay nii pare nañ ci bu yàgg ku nekk ñaari mandat ngay def dem sa yoon kenn di ci wax léegi nag ñun bu ñu demee ba ay Togo ay Bénin dañuy raw ci yooyu ci bonne gouvernance ak transparence nga xam ne ñun ñoo ko teg suñu bopp nañu bàyyi tànn yaama neex bi su tànn njiitu réew jotee nañ xool ki nga xamante ni moo gën a rafet jikko te bàyyi tànn parce que kii sama xarit la wala kii ni muy soloo rafet na wala kii Fatick la dëkk wala waa Kaolack la wala sama mbokk Joolaa la Ziguinchor la dëkk wala waa Ndar la loolu kenn du ko tànnee njiitu réew de tey jii am na réew yoo xamante ni avancé nañ ci wàllu vote ba nga xamante ni nit mën ngaa am sa benn cousin bu nekk candidat sax te doyu la nga dem votel keneen koo xam ne bokku leen dara parce que moo la doy fekk àgguñ foofu ñun Sénégal kon ñun amaguñ njiitu réew yu baax yow imaginel tey élection dafay jot ñu foog ne sax Macky Sall bu ñëwee loolu daf fiy jeex bi ma nekkee xale li ma daan gis ci temps yi Abdou Diouf mooy jël ay nit dugal leen ci kaar jël ay tissu ñawal leen ko def ci candidat bi ñu dem ay meeting ñu jox leen ay chandise 2000 wala ay 1000 francs ñu ñëw di tàccu loolu man foogoon naa su Macky Sall ñëwee loolu jeex Sénégal ak ay jël car yi nga xam ne ñëpp ko bokk comme ay société de transport Dakar Dem Dikk société de transport national la société de transport public la mais bi mu ñëwee li Abdou Diouf daan def Abdoulaye Wade ñëw def ko moom loolu la defaat
te pourtant rupture la waxoon de mu ñëw jël kaar yi peinture ko couleur partem bi quoi kon est-ce que kon parti bi xanaa kon ñoom moom Sénégal ñoom jël yenn édifice public yi peinture ko jaune marron pour lan mais ñun loolu séntuwuñ ko woon ci Macky Sall mais moom il fait la même chose que Ablaye Wade ak Abdou Diouf li ñu doon def ci loolu rek la nekk day répété rek te ñun stade boobu noonu waroon nañ ko romb bu yàgg kon Macky Sall ñun rëccu nañ li ñu ko doon falee waaye nag benn yoon lañ ko fal na ngeen jàpp loolu mooy en 2012 moom li mu bëggoon mooy toog rek bi mu toogee nag ba xam ne toog moo jafe toog rek a jafe Sénégal de bi mu toogee nag la defaraat toogaayam ba mu baax dam uti ñu ko jàppale ñi nga xamante ni kuñ jàppale loo bëgg di nga ko am mooy justice bi mu dem tànn ay nitam xam nga transhumant yëpp ñëw dem ci fépp ut fa ay nitam ñu koy jàppale naan ko yaa fi gën doo moroom nit ñi lu ñu bëgg ñu defal ko moo tax élection yii nii mais jàllam bi loolu bett toon kenn moom moo la gënoon a xam ne du dem deuxième tour normalement deuxième tour dafa waroon a am bu jaaree ci yoon moom sax wartoon a bokk deuxième tour moom troisième la waroon jël wala quatrième su jaaroon ci yoon lépp élection yi mais nag mooy lu ñuy wax Sénégal toog moo jafe mais boo xasee ba toog ba pare te nekkoo ku honnête lu la neex ngay def fu mu nekk nii gis nga deuxième mandat yam bii nii daf ko forcer toog par force te kenn mënu ci dara parce que ñëpp moom la ñu àndal moo yore xaalis bi yore doole ji yore nguur gi ku ci nekk dafa lay wax ne la su ma amee deuxième mandat lii laa lay defal ba pare jox la avance nga ne hé kon nañ jàppale sa waa ji mooy ci côté justice bi côté yeneen côté yépp Macky Sall fu mu nekk nii ku dem ak moom ci yoon mu gañe la amul benn tribunal bu nekk Sénégal bu ñuy porter plainte état bi wala décret Macky Sall boo xam ne jël na ko te jaarul yoon jaay doole ñu yóbbu ko tribunal ñu gañe ko loolu masta am Ousmane Sonko bi mu ko révoqué Ousmane Sonko attaqué na ko cour de cassation mais fan la mujjee Macky Sall lañ jox dëgg parce que mooy président bi te moo fa teg ñooñu moo leen fa teg moo tax Bougane Gueye Dany bii nii di wax naan day porter plainte ay sénéra loolu bon daf koy def rek parce que droit yam la waaye du mujj fenn moo gën a xam ne benn tribunal du jox dëgg Bougane Gueye Dany di bàyyi sénéra Babacar Diagne Macky Sall moo ko teg foofu mu nekk conseil national de régularisation de l'audiovisuel sénéra kan moo fay tegaate président bi moo fay nommé ku ko neex ay nitam la fay nommé moo fa teg Babacar Diagne ku àndut ak président mu rëq sa ndigg te du mujj fenn boo porté plainte ngeen dem tribunal juge yi ay juge Macky Sall lañ fenn la dul mujj Macky lépp lu mu bëgg ci Sénégal instant bii daf koy am léegi nag lenn rek moo ñu dese ñun Sénégal fu mu nekk nii suñu sànni tàccu benn sànni tàccu lañ am mooy troisième mandat bi waaw waa ji nag dem nañu ak moom ci ay rapport de force yu bëri gagné nañu léegi nag benn combat moo ñu dese ak ñoom benn rek moo ñu dese ak Macky Sall mooy le troisième mandat man nag je suis contre comme ñuy taxaw di wax am na ci opposition bi comme Ousmane Sonko day faral di wax naan loolu du débat mais loolu débat la de gis nga bu ñu ci débaawul daf ñuy bett instant bi mu ngi ut ay pexe comme nu ñu defoon ci parrainage ak yeneen mu ngi ut ay pexe pour teg ay plan yam ba am troisième mandat yam jàll par force te xola gis nga bu ñu fexee ba mu nekk candidat bu nekkee candidat rek jeex na xam nga nee naa leen Ablaye Wade lépp lu mu defoon échec moom bu ñëwee day réussir Ablaye Wade forcé na nekk candidat dem ñu sanctionné ko jàllul moom nag xola yooyu yëpp da koy teggi day lalli dafa garaaw ci Wade lay jàngee xola fi Wade ci faayu Ablaye Wade yi faay yooyu noonu moom ci lay xool ànd ak ay conseillers yu bon ñu koy wax ne ko da ngay def lii comme Wade nii la ko tegee woon def ni yow defee ko nii jaaral fii defal nii